voilà mbokk yi kon asalaamaaleykum dellu si nañ ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak Alioune Tine kenn dootu ko présenté ci kenn fii ci biir Sénégal rawatina nag loo xam ne lii dafa jëm ci wàllu àq doomu aadama ak yoon ci réew Afrique yi wàllu amnistie am na ci ay jéego yu mu ci defoon fii ci Afrique nekk sax ci kuréel yooyu ba léegi mën nañoo duppee ne lépp loo xam ne yitteel na loolu et wàllu politique aussi ñu gis ne da ciy xeex ci lu baree bari ci li jëm ci askan wi rawatina ak njaboot gi Alioune Tine ñu ngi lay nuyu. Maodo maa ngi lay nuyu. di nuyu auditeurs u Sud FM yëpp. di leen ñaanal jàmm. d'accord Alioune Tine ku la romboon ci mbedd yi nii laaj la ne la yow yaay kan looy wax. waaw xam nga man maa ngi juddu Casamance. Casamance nga fekk baax. voilà fekk baax. oui. waaye sama mbokk yi waa Ndar lañu ñëpp Ndar lañu juddoo. ci mais Ndande fonctionnaire lañu woon ci temps colonial yi. waaw léegi papa liggéey na Thiès liggéey na Casamance ñun ñëpp fa lañ juddoo. waaye man sama bopp jànge naa Ndar. jàng Kaolack. ah bon donc mun naa ne man sénégalais dëgg la waaw parce que li wër Sénégal yëpp waaw xaw naa ko xam. waaw jànge naa fii itam jànge Europe. waaw Lyon foofu laa jàng fa. ci Lyon. Lyon waaw. université Lyon 2 ñun ñoo jëkk a nekk ay étudiants université boobu fekk am na ay professeurs yu beddee ko nga xam ne d'accord woo ñu woon ak li ñu doon jàngee ci Lyon 3 maanaam ñooñu extrême droite lañ mu ñoo ñëw léegi. ñu daal di beddee ko nag créer seen université ñu ñëw foofu nag mu nekk jàng bu bees boo xam ne bariwuñu woon. mais Bruno Diatta foofu la jàngee wala ci beneen université bi dama doon dégg ñaan nekkoon na France Lyon ou. ah Bruno nag xaw ma ko fa woon. waaw parce que en fait on dit que wala Montpellier la woon wala de toutes les façons voilà. waaw loolu maa ko dugaloon ci introduction bi parce que loolu mënta ñàkk. ndax de waxtaan wi dafa fas yéene dem ci lu baree bari. waaw léegi fii ñu toll nii ñu ngi ci campagne. juróomi mbër ñoo génn. ndax déggagun ngeen ci ñoom ku wax ci mbiru famille bi ak njaboot gi. déedéet. addir waay sëñ bi. xam nga léeg-léeg ñu wax éducation. oui xam nga campagne bi ni muy doxee. dina tax ba li nga xam ne mooy sa programme doo ko mën a wax nga détaillé ko parce que campagne bi foog nga wax tuuti français foog nga wax tuuti wolof. te 7 minutes rek nga am te foog nga wane woon am nga mbooloo te foog nga wane aussi ambiance parce que en réalité booy xool campagne électorale élection présidentielle. mais loolu ay extrait la xëy na wax nañ ko ci foule ba. mooy fait. xëy na wax nañ ko dans. même ci foule bi foule mënoo fa nekk naan da ngay articuler ay kii nit ñi dañuy dem seen yoon wax yi ngay wax daal mooy sànni de xam nga par exemple bu njëkk ba danaan waaw fii ana chômeurs yi ñu ngi nii ñu ni voilà jeex def naa bilan diw yaa ngi koy fàttaliku. waaw donc et puis yooyu sax moo gën a neex nit ñi parce que nit ñi bu fekkee ne da ngay dem ngay wax ay affaires yu sérieux lool ci biir campagne électorale liñ lay déglu du bëri. donc am na tuuti rek loo xam ne danañ ko feeñal seen campagne mais pour dugg ci xuus ci biir du nekk donc danañ wax éducation danañ wax liggéey maanaam aussi ñi nga xam ne ñi nga nekk ci chômage bi yooyu yëpp dinañ ko wax waaye dinañ ko wax ci atmosphère boo xam ne léeg-léeg li ngay téye wala li ngay bokk du bëri. d'accord mais lan moo tax ngeen bëgg yéen ñi nga xam ne da ngeen yëngu ci wàllu ak doomu aadama ak yoon lu tax ngeen bëgg ñu wax ci njaboot gi ci famille bi wala code de la famille la wala yar xale yi la wala lu xew. waaw xam nga nit. nit li koy fi ñu koy tëggee. waaw defar ko ba mu nit ba nekk ba ne nitee ba ràññee ci d'abord ci njaboot gi lay commencer loolu mooy fondement njaboot mooy cellule bu gën a tuuti ci société bu yàqoo société yàqu na bu yàqoo état de droit yàqu na su yàqoo maanaam dafay commencer ci ki nga xam ne mooy nit ki ñu defarul mu yàqu dina yàq su njaboot gi yàqu ci société bi yàqu ci état bi yàqu ci état de droit donc am na lu bari loo koy gis nga nekk di ko joytu naan lu xew Sénégal nii la mel naa la mel fekk na ne li nga xamoon ne waru garu état la te war ko def ci biir njaboot gi ñu bañ a xiif bañ a naan bañ a ñàkk naan jàng bi ne fi liggéey am
fu ñuy dëkkuwaay am parce que dëkkuwaay bu bon rek mun na indi musiba wala ay dëkkuwaay yoo xam ne yaay ak papa ak ñëpp dañu ne ci benn néeg yooyu yëpp day indi problème waaw bu ñu xiifee mar ña nga ca mbedd ma xale yaa nga ca mbedd ma bu ñu jàngul léeg-léeg sax ñu ni wax alxuraan mais yow xam nga ci lu bëri di nga gis xale yu bëri suba teel li ñuy toog di jàng ci daara sax bëriwul waaw wax nañ ko defaraat loolu yëpp état bu fekkee ne organisé wu na bu baax te ñu ne ñun dañu am PSE te bëgg nañu 2035 Sénégal nekk réew moo xam ne dafa nekk réew bu émergent bala mu koy commencé da ko commencé ci njaboot gi te njaboot it continue am na fondement bien sûr am na borom kër bu góor bi dëgg la waaye am na borom kër bu jigéen bi waaw borom kër bu jigéen bi su fekkee ni tamit doole luñ ko yombaluñ ko yëf yi day am ay teq-teq ak ay rëq-rëq yu bëri ci biir njaboot gi donc kooku tamit lu am ay conséquences lay am conséquences yu bëri te tey booy seet jigéen ñi ñoo gën a bëri góor ñi foofu jigéen ñi nga xam ne aussi seen doole dafa néew mënuñu jànguñu te liggéeyuñu ñoo ëpp doole góor ñi fuuf loolu bu continuer dem li muy indi mooy ëllëg si biir du ñu gis rek ay jigéen ñoo xam ne dañuy taxaw ñu koy jooy waaye dañuy gis peut-être jigéen ñoo xam ne bu ëllëgee ñu ngi ci drogue bi bu xoolee sax di ko gis tey boo la gisee ñu ngi ci criminalité bi. te boo xoolee tey di nga ko gis am na ay réew yoo xam ne yaa ngi koy gis donc loolu yëpp tax na ba nga xam ne ñii nga xam ne ñooy candidat à la présidence jox nañ leen lii nga xam ne PNUD moo ko financé. ba pare caucus des femmes def ko caucus des femmes xam nga ku ñuy wax Fatou Sow Sarr muy leader bu mag am xam-xam lool ci lii nga xam ne mooy mbiru ak yelleef bu jëm ci jigéen ak lépp lu jëm sax ci société parce que sociologue la ñoom ñoo ko def nii donc bokk ci ak ñi nga xam ne ñooy RASEF article 19 Africa Jom Center mooy li nga xam ne moom laa tabax léegi yàggul foofu laa jëmoon sax parce que ENDA ak Jamra donc ñun ñëpp ñoo boole suñu doole pour ñëw fexe ba nga xam ne ñii nga xam ne ñooy candidat à la présidence ak ñii nga xam ne ñooy sénégalais yi bàyyi xel li nga xam ne mooy njaboot parce que njaboot bu yàqu société yàqu na société bu yàqoo état yàqu na. d'accord société bu yàqoo société bi bu yàqu bu njaboot gi yàqoo société bu yàqu loolu mën nañ ko nangu mais Alioune Tine ci wàllu njaboot gi nii en 72 amuloon benn code de la famille est-ce que mi ngi dox wala déet wala dafa caduc wala dañ ko war a dindi wala dañ ko war a améliorer lu xew parce que man doo sentir un Sénégalais lambda mu sentir na ñu ngi appliquer code de la famille wala dañ ko mujj bàyyi. xam nga code de la famille bi mus naa toog yàlla may ma toog ak Abdou Diouf. président Abdou Diouf ci boppam mu nettali ma. doxalin biñ doxal ak niñ def ak consultation yu am ba ñoom ñu doog ko proposé mu ne ma bés boobu dafa woo sëriñ yu mag yépp ñoom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. Abdou Aziz Sy Dabakh. nee na ma bés boobu Abdou Aziz Sy Dabakh moom moo jiite woon. ñu julli donc dañ ko waxtaane mu am consensus ñu dem cela veut pas dire que ay changement du am ci àdduna bi ay du am ci Sénégal changement yu bëri sax am na bu amaatee ak ni Sénégal tëddee dañuy delluwaat fañ dellu woon waxtaan ak ñëpp parce que code de la famille du ay nit ñoo tëdd toog seen bureau rek daal di bind wala ay jox ko ay député daal di ne ni mu ngi nii déedéet nekk na mbir moo xam ne am na solo boo xam ne surtout tey booy jël li ñuy wax njaboot muy famille définition bi ñu am bokkul ak définition bi nga xam ne tey moom la européens yi am. maanaam ni Sénégalais bi di gisee njaboot ay doom ak njabootam tubaab bi gisewu ko noonu moom. déet xam nga fii yow boo nee njaboot ngay am di nga am waajur bu góor di nga am waajur bu jigéen du dëgg. ba pare tamit bu fekkee ne dañu koy teg ci yoon mun na nekk yoonu islam mun na nekk yoonu kii yëpp dañ ko ci teg mais léegi boo demee Europe ci dëkk yu bëri wala ay Amérique loolu du seen njaboot. seen définition njaboot du lool léegi góor ak góor léegi nga jigéen ak jigéen léegi nga gis lu kenn xamul ñu tudde ko léegi mooy définition bi dafa éclaté la ma loolu crise bu rëy la waaw crise bu rëy la boo xam ne ci seen biir sax ñoom
am na fa ay problème astumaak nag ñun donc bala ñu egg foofu il faut que ñun ci suñu bopp ñu xool comme ni nga ko waxee woon amoon nañ 72 suñu société mi ngi dox ñu toogaat ak ñi nga xam ne ñoom lañ toogaloon ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal ñu waxtaanaat daal di ni waaw léegi lan la ñu mën a defaat ba mu dëgër ba nga xam ne ñi ci bokk d'accord nii la demee ak leneen mooy comme tey booy wax laïcité rek xam nga amul na laïcité française boo xam ni c'est très dogmatique c'est très limité c'est même anti-religieux c'est moom noonu lañ ko concevoir woon ñun xam nga souvent bu ñuy ñëw rek dañu jël une pâle copie ci li Occident di def alors que ñoom ci seen bopp tey ñu ngi xool nan la ñuy redéfinir laïcité mais ñun it yooyu demee noonu bu amee day sax ñun par la force des choses ak suñu réalité nekkatuñu ci paradigme laïcité bu tubaab yi suñu bosu bopp la ñu yor ni ñuy doxale suñu bosu bopp la ñuy doxale donc yooyu yëpp dafa ne ay yoo xam ne dañ ko war a waxtaane ba mu yaatu mais yow da ngeen a jàpp ne yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci àq doomu aadama ak yow da ngeen a jàpp ne famille yu bari dafa disloqué waaw ah bon bari na ay famille disloqué mooy tas rek laa bëgg a wax waaw tasaaroo bari na yu tas bari na ay famille yoo xam ni jigéen rek la ak ay doomam c'est difficile am na waaw am na te loolu yëpp su amee tamit day indi ay problème yu rëy. mais est-ce que yéen a ngi xool causes yi fondamentalement lu tax. causes yi gën a bare te gën a nekk loo xam ne lii mun nañ cee teg suñ loxo. mooy day fekk nga néew doole. maanaam nga dem amatuloo loo xam ne mun nga ko yoree sa njaboot. waaw boo demee ba amatuloo yoree sa njaboot. ba njaboot gi ci seen bopp ñoom ñooy ñëw di débrouiller di indi kër ga nit ñi di lekk xam nga boobu yëf yi tas na waaw te loolu nag moom la ñu war a fexe ba moytu ko loolu tamit ci li tax ñu jël li di ko andi. te it dooleel ñii nga xam ne ñooy tax njaboot taxaw mooy pilier bi mooy jigéen ñi waaw. les femmes il faut ñu jox leen dooleel man benn mbir laa gis bi ma xoolee lii nga xam ne mooy. li ñuy wax suñu parrainage le fait que amul benn jigéen boo xam ne mun na rassembler conditions yi pour nekk candidate loolu war nañ ko xoolaat ci parrainage xoolaat ko ci suñu société parce que suñu société dafa war a fexe ba nga xam ne mun nañu dooleel jigéen ñi ba nga xam ne li nga xam ne kattan bi góor ñi am pour ñu am égalité jigéen ñi am ko kooku moom liggéey boo xam ne war nañ ko def munu ma ne nag suñu société rek moo ci am tort mën na am tamit jigéen ñi seen tolluwaay ci politique ak ànd nekk benn ba nga xam ne dañ am doole daal di fal kenn ci seen biir kooku it loo xam ne dañ ko war a teg ci taabal ji waxtaanee ko ak ñoom parce que loolu sax ci formé leen ci mbir mi la. d'accord Alioune Tine dinaa dikkaat léegi ci wàllu famille wàllu njaboot gi parce que mooy base bi. mooy li nga xamee ne moom bu baaxee lépp baax su yàqoo tam mën a dem influencer askan wi société bi yëpp. mais dinaa la laaj benn laaj parce que ci laa jëm mais loo wuti woon Touba parce que yow dañoo gis yow xaw ma da ngay jouer rôle d'un sapeur pompier wala dañ laa yónni woon. xam nga société civile. waaw suñu ñun mën na ni dañu am benn kuréel boo xam ni ci biir élection yi moom mooy li ñuy wax commission des sages ay mag ñoo ci nekk am na ay imam ci biir waaw ñoom imam Kanté ñoom kii imam Maktar Ndiaye ci lañ am nañ aussi ay abbé ci biir et puis ay mag ñi nga xam ni mel ni man ça fait presque 40 ans maa ngi nekk ci société civile bokkatuma ci ni ma ci waroon a bokkee ak leadership bi mais ci sage yi nga bokk sage yi ak ñi encadré lañ bokk donc ñu ne élection yi jege na il faut ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi fexe ba nga xam ni jàmm day am ci biir élection yi ñu gis opposition jóge fa daal di dem gis président bi en tant que candidat waxtaan ak moom ni ko et li ñu bugg daal mooy bay def sa déclaration nga def appel pour jàmm am pour dal am def na ko te it ñu ngi gis ni mu ngi continuer di ko def gis nañ tamit candidat yi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp gis nañ ñu def retenue pour dal am ñoom ñëpp
gis nañ ni ñuy def. 5 candidats yëpp. 5 candidats yëpp buñ ci wax déglu nañ leen bu baax ba nga xam ne léeg-léeg am na ñoo xam ne sax bu ñu dajee ak caravane na ñuy joxante loxo. nuyoo ree ñun loolu la ñu gis ci li nga xam ni mooy campagne parce que xeex bi du ay doole du reyante parce que toujours ma wax ko ni leen lii di élection présidentielle mais vraiment du guerre civile. waaw d'accord mais li ci xaw a. waaye ba ñu jógee dem Touba. wuy nga dem ci xalifa bi oui. bi ñu demee nag ñu daal di gis ñii nga xam ne ñooy sëriñ yi xam nga dañ fi am kaddu. sëriñ yi dañ am autorité. sëriñ yi ñi dañ leen di déglu. di leen bàyyee xel bi ñu demee ba gis sëñ Touba. macha allah mu recevoir ñu. sëñ Mountakha waay. sëñ Mountakha daal di ñu dalal bu baax. teral ñu bañ waxtaanee ak moom it déglu nañu waaye mën nañu bu ngeen ñëwee ba Touba rek ñëw ngeen fi ngeen xam ne fii la jàmm fekk baax parce que sëriñ Touba ak li nga ko teg yépp ci àdduna non seulement xelam newul ci vengeance mais dëgg-dëgg xelam ci jàmm ak dal. ak woote kii la def dafa mujj baal ñëpp sax. mujj baal ñëpp. voilà ma ngoog donc mu waxaat ko ñaan pour jàmm am fii donc loolu tamit ci liggéey société civile la bokk bu ñu ñëwee nga xam ne dañuy dugg ay élections am yaakaar ne dina am ay violence il faut que ñu génn taxaw wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko séq pour ñu wàññeeku waaw léegi nag am na ay violence vraiment ñu koy ñaawlu. ñu koy regretter bu baax. te wax ni tamit responsabilité yi c'est partagé parce que man depuis njëlbéen gi li ma jàppoon te wax ko tamit mooy bu fekkee ni dañuy dem ba def ay élections présidentielles ñii ñëpp candidat lañ ku ne candidat rek te juróom lañ ci ne mën nga ne ëllëg mën na ne président de la république donc seen kaaraange état moo ko am moo ko war a jël en charge milice yi ñu jël leen teg leen fële. waaye defuñ ko woon mais bi mu affaire Tambacounda bi amee lañ ko def ñu koy rafetlu ba tey. parce que aussi jamais trop tard pour. très bien ma bokk yi ma fàttali ñu ngi ci janoo bi ak Alioune Tine ñu war a waxtaanee ci wàllu njaboot gi wax nga léegi ne candidat yi ba léegi waxaguñu ci li jëm ci wàllu famille daan ci dikkaat léegi parce que ñoom ñooy sookul bi ñooy lépp mais dañ la gis en 2011 bu ma juumul wala bu fi Abdoulaye Wade nekkee nga génn reyante waaw te yow li jaaxal nit ñi mooy yow ak doomu aadama ak yoon lu ne def nga ko ci loolu moom. and histoire réew mi dana ko mën a noter mais nga reyante ba sax ñu blessé la mais pourquoi loolu boobu moment yooyu mun leen war a dox jàmm bañ a xeex ci mbedd yi. waaw léegi non pas xeex ci mbedd mais manifester je veux dire dama lay fàttali leen. oui. xam naa mbiru 23 juin ngay wax. 23 juin naturellement. voilà bi mu amee ñu ne day def mu wàllu Abdoulaye Wade ne day def 3e mandat. ba préparer projet de loi bi. ñun dañu ne dañuy dem manifester ji assemblée nationale. ñun société civile ñoo ko jël depuis le 16 juin sax lañ ko jël def ay réunion rado ak ñi ñu doon defal réunion ñu ne léegi nañu daal di dem seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy parti politique yi ñu waxtaan ak ñoom ñu ñëw fekk suñu ñu bokk def manifestation bi demandé wuñu sax permission mais président Wade moo ne may nañ leen ngeen def manifestation ñu def manifestation bi amoon na ay violence mais ma lay fàttali leen Maodo manifestation bu 23 juin bu ñu mës a def bi ñu defee le M23 benn dañuy demander permission autorisation dañuy wax lu leer nañu suñu manifestation yi manifestation pacifique la te manifestation yi ñu def yu bëri dañu may autorisation ñu def ko. kon jékku-jékku la nag fippu. déedéet dañ daan def manifestation ba pare bu ñu paree ñu ne bu leen xeex bu leen xuloo ramasser leen affaire yi ne ci suuf yëpp man ak yelleef doomu aadama lay dem te mu am na yenn yoo xam ne mënu ma ko def. mais pourquoi vous avez été chargé. loolu ñoom dama lay wax rek léeg-léeg dañu daan def suñu meeting bi ñu mujj def bi nga xam ne mooy validation candidature yi te ñu ne woon dañuy fanaan foofu. oui. mais dañuy def meeting mais ñu sànni xeer toj oto jàmbur yi tas affaire bi foofu nag bu ko fekkee ne def nañu loolu ba pare am na provocateur yi xaw ma ñan lañ mais daal provocateur yooyu nga xam même 23 juin xeer yi mu ngi jóge woon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ñoo jege woon pouvoir bi fan a jege-jege rek xool fi xeer yi daal. kon yéen ñi ne woon ci pouvoir bi ñoo leen buux. mais ñoo leen buux ñoo leen buux violence bi am bu violence bi amee nag nga provoqué xale yi mais attends
da nga li nga doon def nga ko. biñ nga xamee ni agressé nañ ma ci la violence bi gën a dal parce que rajo yi ñu naan dee naag deewul ak dugg na nii xale yi daal di mer daal di génn donc violence bu fekkee ni état li nga xam ne war na ko def. doxal ko nu mu ko doxalee macha allah. violence du am kon lépp du am. du am même boo xoolee violence bi am Tambacounda nga déglu ni mu demee. c'est que am na ay failles ci état bi heureusement que ministre de l'intérieur sax waxal ko boppam. non am na ay failles parce que. voilà parce que li xew Tambacounda ay affaire affiche rek la woon. voilà kii rocc na affiche si jàmbur wala kii roppi na affiche si jàmbur waxtaan nañ ba jubóo ñee bëgg a dal ci kaw ñële garde corps parti parce que tamit yaakaar naa ne xanaa parti buy def campagne amoo sañ-sañu dem di xañ askan wi. loolu déedéet kon kenn du la woteel. wax kay loolu kay boo ko defee kenn du la woteel. mu ngoog loolu yaakaar naa ne xëy na bon d'accord loolu xëy na xëccoo la woon entre Benno Bokk Yaakaar ak PUR mais Alioune Tine réew mi dafa toll foo xam ne fii bon danaa ci dikkaat léegi parce que yéen droit de l'homme yi ngeen doon lu nekk lañ leen ko yekk parce que dañ naan gars yi su benn intervalle rek benn kii rek laay def boo reyee nit dan laa war a rey ñu ne ñoom Alioune Tine nee nañ comme ko rey kenn du la rey acca bisimilah léegi parce que yéen kon ki dee moom perte na léegi nag kee kenn du ko rey bon ngeen falaa gars yi kii ñu ne wuy ñoom ku sàcc dañoo war a dagg sa loxo ñu ne non nit ki kenn warut a dagg loxoom yéen da ngeen dem ba mu yàgg day mel ne da ngeen di défendre l'indéfendable est-ce que du ngeen gêné wu parfois. man nag loolu dama lay wax benn affaire de. waaw man peine de mort gisuma loo xam ni utilité am gisuma ko. gisoo njariñam. déet rey ñu rey la gisoo ko. amul benn njëriñ. ah waaye déedéet waay sëñ bi. parce que yow kii dafa rey nga daal di def ni moom rey au lieu que nga am benn nit bu dee ñaari nit bu dee ngay am donc. xëy na ba léegi kenn rey. bu fekkoon ni sax dafay am naka lañ koy waxati sax am na dissuasion mais amul dissuasion réew yi nga xam ne nee nañu bàyyi nañu rey c'est pas parce que bàyyi nañu rey que criminalité bi yokk déedéet criminalité bi pour dellu ci encore ci li ñu doon wax ci famille bi c'est en relation encore avec la famille parce que. c'est en relation avec l'éducation. parce que ñi agressé ci njaboot yi la ñuy jóge. ñi ci njaboot gi la ñuy jóge. exactement. donc voilà. li ñu dellu si waat ci politique famille bi il faut que état bi jël ay responsabilités pour renforcer li nga xam ne mooy famille bi il faut que ñii nga xam ne ñoo nekk candidat à la présidence de la république bugg nañ leen dégg ci mbir moomu ñu wax ci parce que mbir moomu bu ñu ko waxalee sénégalais yépp lañ waxal ku ne laal nañ la ci biir Sénégal. oui parce que amul kenn képp koo xam ne jógoo ci njaboot ak nu mu mënti mel mu baax mu bon donc. il faut bu fekkee ne bëgg nañu defar suñu société mu taxaw. il faut que ñu xoolaat nan la ñuy amee une politique familiale. d'accord mais daal yow jàpp nga ne daal yow ko rey nit ñu rey la yow gisoo njariñam. yow waaye Alioune Tine yow daal yow mais est-ce que tey par exemple il paraît que Yaya Jammeh mas na ko fi wax mas naa wax ne bon kii mu rey xanaa ñun ki rey moom du nit léegi buñ ko reyee xëy na ëllëg dinañ yii man su ma reyee ñu rey ma kët nga daal di noppi am na gisoo loolu. Alaaji Maodo dëgg Yaya Jammeh du exemple. non dama ni mas na ko wax rek man kay ni ma misaal bi waxuma ne. Yaya Jammeh dëgg neex yàlla. waaw mais waxuma ne exemple la dama ne rek mas na ko wax ci affaire politique. parce que bu doon ci problème mu diine kon leneen lay wax mais dama ne est-ce que gisoo ne bu ñu reyee nit ka rey ñu rey ko est-ce que bu ma ko déggee man mi waroon a rey nit dama naan yii wóorul ndax su ma reyee ñu rey ma. déet duñ ko def. bés bu la ñu rey États-Unis ñi gën a ëpp li ñuy rey mooy États-Unis te bés bu la ñu gis gars yi ñu nga fa. boo demee ay Texas dañuy rey mais du tax mu arrêté nit ñi donc problème bi nekkul foofu problème bi mooy nan la ñuy defaree nit ki ba nga xam ne. ba du rey xam nga ba du rey. waaw loolu d'accord loolu moom éducation boobu. de base foofu la nekk. mais boo demee ci dëkk yi nga xam ne yépp dafa nekk ay criminalité yu rëy nit ñi ak famille yi dañuy jànkonteel ay problèmes yoo xam ne kenn mënu la ko wax muy Brésil. muy États-Unis muy fii di Afrique du Sud foofu ngay gisee yoo xam ne foofu la criminalité bi gën a bari te des na de li ma lay wax gis nga boo toppatoowul famille yi jàngaloo leen mais seytaane yi dañuy am doole ci ñoom secte yi ñu jël leen boo demee fi nga xam ne mooy nooru Nigéria. Boko Haram taux d'alphabétisation bi ay 4 à 5% la bariwul foofu la pauvreté bi ëpp foofu la ndóol bi ëpp. ndóol boo xam ne nit ñi dañuy dem di wut ay buñ la ko waxee doo ko gëm ñii ay espèce yu kii la ñuy wut nu mu tudd ay raa naka laa koy wax. janax ay janax waaye di ko rey di ko lekk wala di seet ci mbalit yi lan la ñuy wut pour di ko lekk. boo demee Nord Cameroun noonu la ñoom dañ la ne sax bu fekkee ne dem nga ba nga xam ne
tëdd nga ci suuf mënatoo daanu wax kon nag nañ fexe ba xam ne nit ki day taxaw waaw day siggi ni ko Cheikh Anta Diop doon daan waxee. lu am solo la mais boo fekkee ne nit ki da nga ko bàyyi mu góor tëdd ci suuf mënatul dara ah lépp loo xam ne mën na ko def pour taxaw. pour dund da koy def voilà pour se relever. donc foofu mooy dëgg-dëgg egg nañu ci stade de déshumanisation boo xam ne dafa ëpp yàlla may nañu eggaguñ foofu yàlla may nañu eggaguñ foofu waaye loolu moo war a tax kay ñu war a gën a góorgóorlu te fii nga xam ne nit ñi am nañ problème na sax fa ci njaboot yi ñu jéem leen a jàppale kooku lu am solo la éducation bi ñu jéem leen a jàppale parce que munoo dem fen taxaw ni tey dama nekk émergent te nit ñi jàngu defoo ci éducation defuloo recherche defuloo leneen loolu bu fekkee ne wax nga ko da ngay wax lu la neex. mais est-ce que am na lien ñu xoolaat njaboot gi yar leen ci waajur yi wala ñu defar jikko yi. fan la affaire bi toll. alaaji nag jikko yi ci éducation la bokk. valeur yi ci éducation la bokk loolu yëpp njaboot moo la koy jox ak fi nga ne mais nag li nga wax dafa am solo lool parce que du fekkee ne dafa yàqu si njaboot gi nga xam ne yow alal bu ñu la indil rek baax na nga jël bu ñu la indil rek baax na nga jël xam nga loolu dafa doy waar. ak noo ko munti amee solul ba mu rafet dawal oto bu rafet yor kër gu rafet. distribuer ji ñi ñëw jël mais bu boobaa te dañ koy xool suñu société bi xam nga société africaine yi dañuy màbb di màbb mais jikko yi la xam nga loolu tax ñun ñu jël Afrikajom waaw boo jëlee Afrikajom kajom dañ ko jël mooy avenir waaw nan la ñuy tabaxee suñu avenir ci jom maanaam ci valeur yi parce que valeur yi boo gisee ni mu yàqoo ci booy xool xeetu politique bi ni ñu koy defee tey te du Sénégal rek fépp la tax na ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñu wax ne ñoo nekk ci establishment bi amatuñu crédibilité amatuñu légitimité muy États-Unis muy Grande-Bretagne muy feneen ba nga xam ne ñin ñi xamatuñ sax fan la ñu ne maanaam perte de repère la ñu ne démocratie bi ñu ne gëmatuñ ko donc dellu siwaat ba ju ci bëri sax booy wax booy seet dañu dellu siwaat ci religion yi parce que même booy xool ñoom Trump ak yooyu ci ginnaaw religion bi moo ci ne booy xool aussi même ñun fii fi ñuy jëm ci espèce su booy xool les forces montantes ci suñu kii sax religion yi mooy monter pourquoi parce que religion yi moo am sens politique bi amatul sens pour defar jikko yi oui di wax li nit ñi mën a dégg te it religion bi foo ñu def attention parce que am na doxalin yoo xam ne gis naa sax sama ay yenn sëriñ yu baax dama leen di déglu souvent sax di ko wax suñu deful attention ba nga xam ne ñoom crédibilité bi nga xam ne am nañ ko kóolute bi ñu am ci ñoom mu jeex maanaam suñu société jeex na. ah bon maa la wax loolu lu bëri looloo leen dal. d'accord dana ci dikkaat léegi mais Alioune Tine dafa am Obama. bi mu quand il était président fële ci États-Unis dafa ñëwoon Sénégal. te Amérique wax nga léegi ne seen société wala Europe. ni ñuy gisee njaboot ñun duñ ko gisee noonu njaboot. mu ñëw fii wax fi benn baat tudd homosexualité. waaw bon Macky Sall wax ko candidat Macky Sall wax ko rek en tant que mi ngi ci magistère am. du ko xaatim. du ko bàyyi mu jàll. alors que yéen xawma yéen droit de l'homme yi yéen mbirum góor jigéen est-ce que gis-gis bi ngeen ci am moom la ci Sénégal yi xam nga Sénégal dafa am ay xaqaa'iq nu arab yi tuddee ay réalité est-ce que yéen a ci bokk parce que yéen góor jigéen bi kenn waru koo laal kenn waru koo dóor kenn waru koo rey. xam nga ñun bu fekkee ne da nga am sa àq ak sa yelleef. oui parce que lu ne la ñuy wax droit de l'homme yi. yéen kay lépp bu fekkee ne am nga sa àq ak sa yelleef. ñun dañu mel ni yow docteur bi bu ñëwee di la faj. nga indi sa jàngoro day seet du seet ndax da nga weex du seet ndax da nga ñuul du seet si jigo jàngoro bi nga am lay seet naka la koy génne yow bu fekkee dañ la torturer wala dañu la dóor wala ñu def la loo xam ne yoon da koy tere suñu kii dañ koy tere mais dañ lay jàppale droit de l'homme mooy loolu rek. yéen tey bu ngeen gisoon góor jigéen bi ñuy dóor dañu koy jàppale wala ñu bëgg ko. doomu aadama bu ñu gis ak noo mënti mel ñu lay dóor wala ñu lay toroxal ñun dañ lay ak lu mën def ci àddina. mais ak lu mënti def am na xam nga ak li ñuy wax dignité gis nga ba li ñuy wax dignité ci doomu aadama tey
kooku yàllaa ko def ci doomu aadama. waaw moom ci doomu aadama rek ko def. mais Alioune loolu. oui. loolu. oui. boo nekkee doomu aadama rek doo ko perte mukk. dignité bu fekkee ne yow doomu aadama nga. waaw. da nga ko war a sàmm parce que loolu ci doomu aadama yépp la. waa léegi góor jigéen am na dignité déet man kat damay bëgg a waaru wala sama gis-gis moo xaw a këfin. man dama lay laaj est-ce que doomu aadama loolu du doomu aadama. non déjà doomu aadama la. voilà mu ngoog. waaw mais xam nga mais dignité dañ koy sàmm tamit. man mënoon naa ne bu fekkoon ne suñu borom bi ci boppam bëggul ñu am du am du leen dundaloo duñ ko mel duñ mel noonu donc man doomu aadama bi ak problème am yu mu am bu ñëwee seet suñu ñun ñuy def dox ak yelleefu doomu aadama. mu sonn mais ci ay njaboot lañ ne léeg-léeg souvent seen njaboot yi dañ leen di seet parce que loolu boo koy seet am na fii boo xool suñu réalité yi am na ñoo xam ne. yéen mais yéen buñ fi ratifié buñ d'accord woon góor jigéen ci biir Sénégal du leen déranger ah yéen. man. yow du la déranger xam naa. non dafa ndànk. déet dafa ndànk. déet non dafa ndànk man waxuma loolu de. man sax waxuma la mbiru góor jigéen. dama leen ni doomu aadama xam nga dama ne doomu aadama bu ñëw am jàngoroom ñëw seet si ñu ñun duñu seet lan la góor la jigéen la dafa xees dafa ñuul dafa lii dafa laaj jikkoom dañuy seet li nga xam ne mooy jàngoroom ñu faj ko. d'accord yéen daal loolu leen yitteel. loolu ñu yitteel. seen yoon nekkul ci la ca des. suñu yoon newul ci li muy def suñu problème. mais bu fekkee ne am na problème. oui bu rëyee nit. bu rëyee nit nag. mais bu rëyee nit ñun dañuy taxaw pour ñu layoo mu layoo. amul kenn ko xam ne di nga rey nit ba pare nga rester impuni kooku kenn mënu ko concevoir. waaw d'accord na mais dañ koy layoon rek atte ko dugal ko ci kaso bi. dañ koy atte bu jub mu dem ci yoon. waaye bu ko kenn rey. déedéet boo ko reyee lan ngay def looy indi. Aliou Tital waaw ba tey waaw bu dee dañuy rey waaw comme léegi nee na boo reyee benn. xam nga yow bu ñu la jëlee atte la ni la yow sa dund bakkan tëj nañ la mais loolu dee ko gën sax. d'accord Alioune Tine ci wàllu politique gu famille bi nga doon wax léegi dafa am réew mi fu mu jëm mooy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février wi nga xam ne daanaka ay bis rek ci war a des ñu jëm ci élection yi. te Sénégal li ñuy contester résultat bariwul dina am mais day nekk ay moment parce que pratiquement à partir de 18h tendance yi bu tàmbalee wàcc rek lu ci bari day kii alors que conseil constitutionnel xam nga moom mooy daj dëpp gi mooy mujj a wax. alors en tant que koo xam ne ki da nga yëngu ci ak doomu aadama ak yoon parce que dañ koy dégg ci campagne bi. ñii dañ bëgg a déjà préfabriquer ay résultats. am na ñuy wax 54%. am na ñu naan ñi fi nekk léegi defar nañ ay résultats ba pare ay doublure carte d'identité. wala nga am sa carte d'identité ñu bind ci am nga carte d'identité waaye yow doomu aadama bu dëkk ci réew mi sax lu tax ñu ko mën a voter ndax nekkoo ci fichier bi est-ce que yooyu yu sew sewaat yooyu ñuy wax du yee fitna. si day yee fitna. man depuis 93 ñun ñu ngi observer ay élections mais mun nañ ne lii nga xam ne mooy élection Sénégal muy fichier bi ak yu demee noonu stabiliser nañ ko depuis 98. te booy seet depuis 98. mais war na am ay retouches amul élection yoo xam day am retouche walaay. mais effort dinay am ci état bi ak ñi nga xam ne ñoo ko seq ba nga xam ne lii nga xam ne mooy fichier bi kenn du ko nekk di ko jalgati loolu lu am solo la ñu xam ko. parce que biñ koy def 98 ñu ngi ko doon def ñun ak Lamine Cissé. 2000 biñ koy def général Lamine Cissé. 2000 biñ koy def Lamine Cissé fi nekkoon ñëpp bokk d'accord ni société civile jox leen ñu auditer fichier bi. ñun ñoo ko auditer ñetti fan avant ci la ñu ni fichier bi dara new ci. 2000 ñu dem ci élection yi te boo doon dégg à l'époque Wade naan daf carte israélienne du ma ko voter du ma ko voter. ba vendredi bi nga xam ne ñu waaye mun ngeen dem voter donc. D'habitude li ñuy wax opposition day ragal a perte. comme pouvoir comme pouvoir bi tamit. comme pouvoir dañuy ñàkk perte. ñoom ñëppay ragal a perte. léegi nag ñoom dañuy def pression ci état bi pour sàcc bañ am te loolu tamit seen liggéey la. il faut ñu def pression pour benn sàcc war a am parce que fii dañ am aussi culture fraude daf yàggoon. bu yàgg. voilà loolu moo tax chaque fois opposition. day mettre pression bi nag mooy def nañ lii def nañ laa indi ay rumeurs yu bëri di ko wax mais man am naa yaakaar ne te wóor na ma ni leer na ma ni amuñu ay problème yu rëy ci fichier bi te it xam nga ñii di dem ci élection yi muy candidat yi bu fekkoon ne am nañu lu leen leer
ne jalgati am na nii peut-être dinañ seetaat seen bopp waaye mënuñu am toujours ay assurance à 100%. donc ñëpp ñoo war a vigilant parce que yoon may na état may na ñi nga xam ne ñuy opposition ci processus bi lépp lu ñu fay def depuis enregistrement ci liste yi parce que dem na ba fii nga xam ne ñu ngi def comptage bulletin de vote yi ñu taxaw donc ñoom ci seen bopp ñooy les premiers observateurs ñii nga xam ne mooy suñu masque dañuy ñëw di observer di xool ci début bi ba mu fin sans compter nag ñi nga xam ne ñooy Sénat mooy ñeneen ak ñeneen Sénat sax mun naa leen tooñ sama ay xarit lañ ne dafa mel ni war nañu gën a njaxlaf. non mais Sénat wax nga ko sax léegi man ci sama bopp man laaj naa ko fii ci suñu ay réunion yi ñuy def ne man lan mooy rôle lu Sénat parce que soo jàngee ñoom charte yi leen tënk dañuy am ay rôle d'avant-garde. nekk en amont et en aval. exactement au début dañ ci war a bokk ci ñu centre leen ci élection yi. à la fin aussi ñu centre leen ci. mais Sénat bi en réalité lépp ministère de l'intérieur la jóge doo leen dégg fenn. mais gis nga loolu. mais loolu man xawma lu ko waral. dafa bees loolu bees man dama cee posé ay questions ba léegi aw ma ci benn tontu. man liggéey naa ak Sénat yu bëri xam nga bari na ay rumeur yoo xam ne bu fekkee ne sax am na wala ñin ñi du ko wax mooy moo waxaat leen ko ñu dëkk Sénat deful liggéeyam bi ni mu ko war a defee ba nga xam ne. ah oui lii nga xam ne mooy prévention. oui. fu fekk ne wax nañu rumeur lii carte yi la Sénat war na mën a taxaw ni lii amul. waaw weddi wala mu dëgg. weddi ko wala mu dem vérifier ko. bu fekkee ne am na ko ba tey kenn tontu wuñu. mu dem vérifier ko bu fekkee ne amul mu dénoncer mais loolu moom la général Niang doon def bi ñu amee Onel loolu moom la Pereira doon def fii. Touré def na ko fi donc ñoom ndiir nañu góorgóorlu tuuti. su fekkee ne am na ay rumeur ci ay affaires yu ñu wax ñoom ñoo war a jël ay dispositions. yoo xam ne waaw dëggal wala ñu weddi voilà kii di DGE aussi ak DAF bu fekkee ne am na ay affaires yu ñuy wax te leerul ñoom dañu war a jóg toujours ñëw wax parce que système de communication bi su fekkee ne c'est défaillant. mais ñi dañuy inventer di indi et puis présidentielle yépp ci àdduna bi day am fake news ci la fake news yi di bëri. oui parce que waa opposition bi ñëw nañ fii ku mel ne Mamadou Diop Decroix ñëw na fi laaj naa ko ñeneen ak ñoom Barthélémy Dias ak ñeneen ñoo ne ñoom sentiruñu présence su Sénat bi ci biir processus électoral. processus électoral bi yépp daal dañu wax dëgg te de am na yu bëri taxawaayu Sénat bu fekkoon ne am na peut-être que rumeur yu bëri ak affaire yu bëri du am parce que moom fu ne. fa la war a nekk seen système de communication bi moom war nañ ko xoolaat war nañu xoolaat bu baax système de communication Sénat parce que pour ñuy prévenir parce que prévention violence sax loolu ci la bokk. parce que ñi ni dañ am ay gàtt nga rek yaakaar daal di ne lii am na mun na indi violence bu rëy te du dëgg donc loolu bala muy am da ngay fekk foo xam ne daal am na lënd wala lëndëm wala ñit ñi dañ ciy sikki sàkk bu fekk ne yow yaay Sénat nga daal di ñëw xool su fekkee ne li ñu wax dëgg la nga ne leen defar leen su fekkee du dëgg nga ne du dëgg ay wax rek la loolu lu am solo la. d'accord kon ñoo ko déggandoo Sénat bi ba léegi sénégalais yu bëree bëri ba ci kujjeg politique gi wax nañu ne sentiruñ leen ci ni ñu war a taxawee ci début ba surveiller et cetera ak yeneen yi ci aju. alors Alioune Tine ba léegi ñu ngi ak yow ci jano bi wax naa la léegi na la yii xeeñ nii dafay yee fitna. est-ce que li ministère de l'intérieur def nga xam ne loolu tamit. dafa jaaxal sénégalais yu bëree bëri muy Aly Ngouille Ndiaye. bàyyi ba jaan ji jàll nga wut dóor ci batit bi parce que tout simplement am na ay mort d'homme te yéen bëggu leen kenn ku faatu ndax yéen ay droits de l'homme ngeen. nit sax bëggul kenn ku faatu. ñu xeex waa PUR ak Benno Bokk Yaakaar mu ne léegi candidats yi danaa leen wutal protection c'est comme si démb ak bërki démb candidats yi ñoom duñu ay sénégalais. benn candidat rek lañu war a protéger. waaye ndaw Samba. xam nga loolu dañ ko yàgg a war a wax parce que li nga xam ne mooy feebaru Sénégal mooy li ñuy wax parti état li koy indi mooy yow da ngay nekk chef d'état nekk chef de parti su ko defee bu fekkee ne administration bi parti bi waa parti bi ñoo fa ne comme temps parti socialiste da ngay gis non seulement dañuy utiliser moyen état bi. ñii kat ñu ngi koy def. mu ngoog sur toute la ligne y compris aussi les services de défense et de sécurité. oui su ko defee yow nga àkki moo ko alors que candidat nga comme ñëpp période boobu. waaw ne ko waaw yaay jiite réew mi waaye candidat nga. da ngay wut rek. li may wax la régulation par la catastrophe xam nga bàyyi ba musiba am nga doog a ñëw di indi ay affaire kooku moom mooy problème mu Sénégal sax moom la tant que amul musiba rek loolu moo tax nit ñi dañuy wax ni ba dem violence am ba dara ba ki am ñu doog ne xaaral ñu del ci ginnaaw seetaat mbir mi alors que mun nañ ko faj
avant mu ñëw mun nga prévenir violence yi avant mu ñëw bon léegi def na ko ñu ngi koy rafetlu. mais am na ñu ko rejeté am na ñoo xam ñoom. gis naa ne waaw Sonko nee na moom. Sonko nee na ba léegi nanguwul. mais sama gis-gis mooy ñii nga xam ne ñoo nekk di def élection nekk ay candidats à la présidence. il faut que état bi mooy jël seen karange. waaw état bi su jëlee seen karange nañu nekk aussi nañ ko def ci jub def ko bañ am farale wala nit ñi di am. suuf ci ñoom bañ am péete c'est vrai problème mu Sonko xam nañ ko mooy bon bi gendarme yi demee ci yaayam ci affaire kii nu mu tuddati parrainage yi. ci kër gi waaw ci affaire yooyu xam naa moo tax xelam naa am dafay teey wala du mais man xam naa ni daal ñii nga xam ne ñooy les forces de défense et de sécurité bu Sénégal dëgg-dëgg fu ne daje nag ñoom ci àddina bi mun naa wax ne ñun ñu. waaw ñu xarañ lañ ci mbir moomu. xarañ lañ macha allah mais ci wàllu violence électorale yi nga xam ne ñu ngi koy wax ba léegi parce que loolu tamit dafay laaj njaboot gi ndax ay nit doo nga koy def te nit ñi ci famille yi la ñuy jógee parce que li nga wax ci Sonko léegi ñëpp constaté nañ ne daloon nañ ci këram ci kër njabootam fële ca Casamance mais bàyyiwuñ ko dañ ko fekkaat fii ci siège am fii ci Yoff dalaat ci kawam. waaw mu ngoog kenn waxul dara léegi ñeneen ñi dem ba fële waa PUR xeex ak gars yi am ñu ca faatu léegi est-ce que kon amul laxisme maanaam daal ñàkk a bañ a nekk réactif gaaw a jël fagaru ba li lépp am. loolu nag moom laay wax. ñàkk fagaru bi mooy da ngay bàyyi ba catastrophe am nga daal di commencé daw ci ginnaaw depuis nga xam ne attaqué nañu siège am mais bu fekkee ne suñu am nañ une police ak une justice boo xam ne elle est indépendante et professionnelle ñi ko def quel que soit fu ñu bokk dañ leen war a jàpp. loolu bu amee mooy jëkk a nekk benn prévention. d'abord parce que loolu su fekkoon ne ñu jàpp leen. ak nuñ munti def ñu kii ko di nga gis ni peut-être xëy na waa Tamba dañ leen ñii de biñ defee lii dañ leen jàpp kon nag dañ def ndànk ñii nga xam ne ñu nekk su ko defee loolu dafa am solo lool violence bu am ak fu munti am ak ku ko mun a def dañ war a ubbi une enquête indépendante ba pare fi nga xam ne dañ ko war a jaar ci yoon ñu jaarale la ci yoon teg yëf yi ci dëgg ak ci yoon man loolu boo ko defee da ngay ci ngay indi jàmm ci man. d'accord mais da ngeen di comme yéen affaire famille njaboot gi ban président moo ci wax benn politique buy dimbali askan wi ba ngeen taxaw noonu defal ko nii yéen naka lay demee parce que yéen bu ñu bëggee yar njaboot gi yéen na ngeen bëggee ñu yare ko njaboot gi yéen droit de l'homme si d'accord leen ci wala boog yéen seen façon ngeen am bopp boo xam ne bi ci ngeen orienté njaboot gi. parce que yéen comme ku sàcc du kenn du dagg loxoom kuy kii kenn du ko kii yéen daal li ngeen bëgg mooy nañ defar famille bi et cetera su ko defee ñu bàyyi nit ñi ci seen peexu bakkan. déedéet Alaaji Maodo du noonu laa ko waxee de xam nga yow mën nga am sa njaboot nga yar ba pare nattu yàlla fekk la ci. kooku mën na dal ñëpp. absolument oui. voilà donc loolu du lu ñuy ñaan mais li nga xam ne mooy sa warugar ci li nga war nga def ci famille bi rek def ko. boo defee sa warugar yëpp bu la ci nattu fekk yàlla fekkee ñu xam ne yow am nga nattu yàlla moo la ci fekk président yi nag li ñu leen di waxal te di ko répéter di ñëw mooy mënuloo tabax société nga tabax état ba pare ne di nga ko def te doo toppatoo famille njaboot. ala kulli aalin mënuloo ko def te toppatoowoo njaboot gi te toppatoowoo ñi nga xam ne ñoo nekk pilier njaboot gi waaw. bàyyi xale yi nga xam ni amuñu dara lu ñu yaakaar génn ci mbedd mi wala def leneen société boo xam ni kenn xamul nu muy niru moom ngay def te it booy xool suñu société sénégalaise ak yi nga xam ne moo fi am de plus en plus ak ni mu mel war nañoo bàyyi xel politique familiale bu baax a baax man loolu vraiment et puis ñu wax ko ñii nga xam ne ñooy candidat à la présidence de la République yow mënuloo def émergence te émerger loo famille. d'accord il faut que famille yi suqaliku. lépp fii ñu suqaliku société bi suqaliku état suqaliku yooyu ñoo ànd. waaw ñoo ànd waaye mënoo jël bii nga bàyyi bii mënoo jël rek de façon abstraite nga ne damay defar société damay defar état de droit ba pare bàyyi njaboot gi bàyyi seen éducation bàyyi li nga xam ni moom nga leen a war a dooleele loolu lu am solo la loo xam ne. Abdoulaye Wade mi ngi ci biir réew mi woote na fi ñëw na fi woote fi benn ndaje ak taskatu xabaar yi la ci génn ñëpp dégg nañ ko jaruñu ci jaaraat que ba léegi fa mu taxawoon ci wàllu indi ay tolof-tolof ci taal yenn bureau de vote yeeg yu demee noonu këyit ya fa nekk te ñu bañ a taal carte d'identité yi mais gouvernement bi dafa génne benn communiqué parce que Abdoulaye Wade dafa bëgg a génn am lu mu def
wër Sénégal ñu ne ku bokkul candidat ku nekkul candidat doo génn def sa campagne mais Ablaye Wade moom deful campagne est-ce que amul sañ-sañu ànd ak nitam génn dem ba Ndar ñëwaat loolu koy wax dëgg yàlla jotewul ak dara bu fekkee nag dafa dem taxaw nag naa leen kaay leen wateel diw moom bañ a ko bokkul ci élection yi mais am na ñoo xam ne bokkuñu ci élection yi te ñu ngi def campagne. xam nga élection. parce que ki nekk candidat sortant bi ku mel na Macky Sall tey. am na ñu bëri ñu koy campagnal ci àll bi ak fu ne te ñooñu bokkuñ ci élection yi duñ candidat. man kay loolu laa bëggoon wax sax. c'est que élection ci boppam. bu fekkee ne dañ ko ubbi dafa am ñoo xam ay ak yelleef boo am mooy liberté d'expression. waaw parce que période bi comme neex dañuy campagne. bu fekkee ne moom. bu citoyen la di citoyen la. wax li muy wax. waaw te it. te yewul aussi du appel à l'insurrection. waaw attention. oui. muy wax li muy wax ni moom gëmul wote yi gëmul affaire ab problème am na mais nag dëgg neex yàlla munoo ñëw di lancer des appels à la violence di lancer des appels aussi ci li ñuy wax à l'insurrection ñun dañu jël loolu comme juumte bu mag juumte la sur le plan politique juumte la sur le plan historique surtout par rapport ak doxalinu Abdoulaye Wade bi mu accès ba fii parce que ak at yi mu am ak li mu def fii donc ñun li ñu wax mooy loolu nga xam ne moom la gàtt nga ne da ko wax na ko teg ci suuf. parce que mais Abdoulaye Wade quand même am na sañ-sañu dugg ci otoom ay bokki boppam ci politique dar ko mu dem Tivaouane dem Ndiassane dem Saint-Louis fu ko neex parce que am déet. man loolu gisuma ci mais à moins que mu bu fekkee waxul kenn def leen fitna mais Abdoulaye Wade kay bu ko neexee dem Louga xanaa. ma ne loolu bu ko defee. waaw xam nga def na ko fii mais kenn jàpp ko bi mu jógee AIBD. c'est normal mu ngi doog a ñëw boobu. waaw buy dem Touba def ko mais kenn du ko jàpp. waaw d'accord mais léegi lu tax ñu naan ko léegi bul génn nag. wala dañoo ragal na day woote ay insurrection. xam nga am na lu mu woote boobu moo indi leneen. mooy yi mu waxoon kaddu yi mu njëkk a wax. kaddu yi mu wax moo indi réaction bii mais ñun li ñuy laaj li ñu koy ñaan ngir yàlla ak yonent ba loolu laa koy waxee sax vraiment de façon très humble suñu ancien leader parce que ñun am na fu ñu jaar. mooy vraiment xam naa sa digganteeg. vraiment. oui président Wade ñu ngi lay ñaan ngir yàlla ak yonent ba lii yee fitna nga teg ko ci suuf. d'accord Abdoulaye Wade xëy na peut-être ay bokki boppam ngi lay dégg mais élection yi dafa am tamit leneen lu ci xew loo xam ne lii parce que laaj naa ko fii ñu bari ci leader politique yi Sénégalais yi bokk lenn ci ay Sénégalais dañoo njort ne ren 2019 waxuma ne maa ko wax de. mais pratiquement 90% ci électeurs yeeg ñi nekk ci opposition beeg dañoo njort ne premier tour kenn waru ko mën a génn et aujourd'hui su fekkente ne benn candidat xaw ma nag bu muy doon génn na premier tour gagné mbaa du am problème parce que gars yi gëmuñu ne premier tour mën naa am ku génn na fël te pourtant kenn ku ne mën ngaa génn yàlla rek a xam di. man li nga xam ne moom lay wax mooy. baax na. fokk ñu bàyyi di wax ne damay jàll premier tour. Bon. waaw nañ ko bàyyi. ñu bàyyi wax jooju. nañ ko bàyyi parce que jàll premier tour ak deuxième tour kooku benn pouvoir ki ko am mooy sénégalais bi wote moom rek moo am droit bésu wote yi bu dugal ci urnam da yóbbu la premier tour wala deuxième tour kon nag man du ma dugg ci polémique bi ba di ci sore mais muy pouvoir bi surtout ñoom ñoo koy gën a wax nañ ko teg ci suuf nañ bàyyi loolu teg ko ci suuf parce que bu ñu nee dès le premier tour. su fekkoon ne noppi nga waxuloo loolu nga bàyyi nit keeg pouvoir am mais bu jaaree premier tour mën nañ la ko xoolal mën nañ la ko yal mais bu fekkee ne tey daan dès le premier tour dañ daan waa mais kii mooy organiser élection yi mooy def lii mooy def laa jaar premier tour dafa sàcc loolu lay andi te loolu yëpp coow lay andi. te day yàq xel yi. et puis waxuma loolu c'est-à-dire que yow mun nga am kii bu leer élection bu leer ñu bañal la ko. te loolu c'est ay fitna rek lay indi Sénégal kon nag vraiment lii naan damay jaar dès le premier tour nañ ko bàyyi wala dañu war a dès le premier tour nañ ko bàyyi te it man gis naa leen xam nga bu fekkee ne da nga nekk aussi régulateur. ci man mu ne spirituel wala mu ne leneen da ngay moytu fii nga xam ne da nga koy voté nga wax ñëpp xam ko. dëgg la parce que régulateur arbitre la. bu ñun ñi bu xel yi demee ba jaxasoo ci yow la ñuy ñëw nga gindi leen léegi boo faree noo koy defee. waaw maintenant
li nga xam ne xam nga ko ak ki nga bëgg mu ngi ne sa xol bàyyi ko sa xol bés booy def nga def ko wala boo koy wax. mais am na acte yooyu posé ñu xam foo féete am na acte boo xam ne wax jëlu sax nga ko wax da nga koy posé rek ñu xam foo féete. mais acte yooyu sax da nga koy moytoo def nit ñi di ko gis wala di ko xam man li ngay wax dama xam bu baax parce que sémiologue laa. voilà du wax rek mooy feeñal fi nga jëm ak li nga ak sa ay intention. sa jëfit day wane sa intention. bien sûr donc man d'accord naa ci loolu mais il faut que ñu waxaat leen ko ñaanaat leen ko parce que ñoom dafa am rôle boo xam ne ci bu société bi demee ba jànnaxi ñoom ñoo leen di gindi donc suñu sëriñ yi ak respect bi ñu am ci yéen ñépp bu fekkee ne ñu ngi ci mbir yu demee nii bu ñu feeñal seenu péete waaw nañ ko noppi. ñu dal bu fekkee ne problème am na ku ne ñu teg la bu ñu tegee ci yoon ñëppay jaar ci yoon bi nga xam ne foofu lañu leen teg parce que loolu am na importance lool te temps yi li may gis ak di ko dégg daf may tiital ci suñu société il faut ñu defaat attention ci suñu société rôle yi nga xam ne bu fekkee ne suñu rôle institutionnel justice bi mënul wax lu ñu nit ñi xam suñu institution mënul wax lu ñu am xam suñu institution traditionnelle mënuñu wax lu ñu dégg suñu institution spirituelle mënuñu wax lu ñu dégg dama gis lim jur man ba ma li laa jóge di xool di fay dem ña ngay xeexoo di xuloo di reyante di def yoo xam ni kenn mënu la ko wax te ñoom ci seen bopp dañ naan mais ñun ci suñu bopp amoon nañu suñu phénomène de régulation bu ñu doon xuloo am nañ lu ñu daan juboo bu fekkee ne ñii dañu am seeni nag ñu ne leen nii ngeen di jaar ban bés ki bu fekkee ne ñii dañu am seen tool ñu leen nii dañ ko daan defar ba mu baax léegi kenn déggatul kenn te mun naa la woon sax sama photo yi ak ñi nga xam ne ñooy imam yi ñi nga xam ne ñooy chef religieux yi ñu ngi ne ensemble mais mënuñu comprendre dara donc société bu amee ay règles ak am ay institutions muy formel muy informel muy traditionnel institution yooyu bu fekkee ne dem nañ ba nga xam ne nasax nañ mooy sànku nañ. d'accord Alioune Tine bokk ci société civile bi di yëngu ci wàllu ak doomu aadama ak yoon ci wàllu famille wàllu njaboot lan ngay tëjee lan ngay tëjee tey mu daal di jeex. waaw li may tëjee mooy comme conclusion waaw. mbiru njaboot ñun ñëpp dañ ci am responsabilité. waaw sénégalais bi bu ñu commencé tax di ko tabax ci biir njaboot la boo demee jël sax li ñuy wax charte africaine des droits de l'homme et des peuples dañu jox benn warugar boo xam ni moom la kii nga xam ne mooy citoyen bi sujet bi moom ci boppam dafa am àq boo xam ne ak wareef boo xam ne mooy toppatoo njaboot état bi am wareef boo xam ne mooy toppatoo njaboot te tey boo génnee ci biti xool tuuti rek wala nga dugg ci banlieue yi xool tuuti wala nga génn banlieue yi nga daal di dem ci biir village yi xool tuuti xool li ñàkk léeg-léeg ndox la léeg-léeg ay pour jumtukaay yoo xam ne pour nga togg la léeg-léeg bu fekkee fooy wasin la te mënoo ko def donc léeg-léeg ay école mu nekk aussi ay abri provisoire ak yeneen lii nga xam ne mooy ñii nga xam ne ñoo bëgg réew mi ëllëg dañ leen ne bu fekkee ne bëgg nañu def Sénégal boo xam ne day taxaw day émergent fii ak 2035 il faut ñu taxawal dëgëral lii nga xam ne mooy njaboot dëgëral taxawal lii nga xam ne mooy pilier njaboot yi muy jigéen ñi loolu daal mooy suñu dernière parole. d'accord jërëjëf Alioune Tine ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bokk yi noonu dégg tam ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen gan ci xew-xewu réew mi ak wàllu politique wasalaam.